asalaamaaleykum mbokk déglukat yi dal leen ak jàmm ci seen émission allo docteur may nuyu sama invité docteur Seydina Limamoul Mahdy Diagne docteur nuyu naa la. ñu ngi lay fay Marie Rosalie Ndiaye. nga nekk gériatre nutritionniste médecin chef bu centre médico-social de gériatrie et de gérontologie de l'IPRES bu Bel Air docteur loolu xaw na bëri torop li nga boole ndax mën nga firil auditeurs yi lan mooy sa liggéey lan mooy gériatre lan mooy gérontologie. voilà ñu ngi lay gërëm bu baax a baax ci invitation bi di nuyu tamit ñi ñuy déglu ci jamono ji mbirum gérontologie mooy bépp xam-xam boo xam ni dina yëngatu ci wàllu mag ñi comme ni ci biir xam-xam yooyu xam-xamu paj mi ngi ci loolu la ñuy tuddee gériatrie. waaye tamit yamul foofu maanaam ci gérontologie am na tamit ay côté yoo xam ni côté économie la côté social côté psychologique ak yeneen i branche maanaam bépp xeetu xam-xam daal bu wér boo xam ni day yëngatu ci wàllu mag ñi mooy gérontologie. maintenant ñun ñi nga xam ne ay docteur la nag di faj ñooy yëngatu ci côté gériatrie maanaam comme ni pédiatrie li ñuy wax pédiatrie ci xale yi noonu la gériatrie nekk ci mag ñi. buñ ci boolee nutritionniste moom mooy bépp boroom xam-xam buy saytu mbirum lekk bi di lënkaloo ak wér-gu-yaramu nit ki. waaw xam nañ ne pédiatrie xale buy door a juddu la peut-être ba ngay am 15 16 wala 18 ans. 18 ans waaw mais bu ñu nee mag ñi fan la ñu dooree ban âge. waaw bu dee mag ñi moo gën a jafe parce que dafay soppeeku ci selon dëkk yi. waaye OMS comme moom mi ngi fii ñaare ci bu nu sukkandikoo ci OMS ñoom juróom-benn fukki at lan wax waaye dëkk yu bari dañ koy méngal ak âge bi nga xam ni at bi nga xam ni ci la ñuy dem retraite maanaam bi nga xam ni gis na ni seen i cër yi magal na ba nga xam ni attanatun yenn liggéey yi ñu ni kii kat mën naa noppaliku donc mag la muy souvent muy correspondre ak juróom-benn fukki at. waaye gis na ni ñi am juróom-benn fukki at ñi amoon juróom-benn fukki at ci at yu jëkk ya bokkul ak ñi am juróom-benn fukki at ci at yi. ba nga xam ni léegi ñu si bari nee nañ juróom-benn fukki at ak juróom daal moo gën a wér même sax OMS ñu ngi gën di wax loolu ci jamono yi. ci yenn dëkk yi tamit ñiy faj mag ñi ñaare sax du ñu commencé di leen seet maanaam di leen toppatoo ci hôpitaux yi. ci âge yu juróom-benn fukki at ak juróom yu si bëree bëri service de gériatrie yi ci ay juróom-ñaar fukki at ak juróom wala juróom-ñaar fukki at wala lu ko ëpp fa la ni maanaam mag ñooñu ñoom ñooy nekk ci service yooyu waaye du tere tamit prévention wala magal gu sell tamit dinañ ko tàmbali balaa ñuy toll ci ay juróom-ñaar fukki at donc mën nañ daal juróom-benn fukki at moo gën a wér ci ngay commencer nit ki di commencer di dem di xool gériatre bi balaa feebar yi commencer ak yu demee noonu. donc dañuy fàttali auditeurs yi ñu dab rek ne ñu ngi suivre seen émission allo docteur tey ñu ànd ak docteur Seydina Limamoul Mahdy Diagne di gériatre nutritionniste nekk médecin chef bu centre médico-social de gériatrie ak gérontologie bu IPRES Bel Air ñuy waxtaanee nag mag ñi ci jamono mbas mi nga xam ne dañu jàpp ne ñoom ñoo ciy gën a loru ndax OMS sax ci ab gëstu bu mu def nee na ci 95% ci ñi nga xam ne dañoo faatu ndax mbas mi am nañu plus de 60 ans plus de juróom benn fukki at donc dafay mel ni rek ñoom ñooy gën a loru ñu bëggoon xam docteur situation mag ñi lan moo tax mag ñi ñoom ñoo ci gën a loru auditeurs yi dama leen di wax ne ci kanam tuuti nañ ubbi antenne bi ñoom it ku ci am laaj boo xam ne dafa laale ak mbirum Covid laal mag ñi naka lañ leen di aaree naka la ñuy saytoo ci ñoom ndax feebar bi mu ngi ci ñoom ndax am nañu ay comorbidité ak yooyu yëpp séquelles yi ndax dina am bu ñu wëree wala bu ñu feebaree am Covid ba wër loolu yëpp dinañ ci waxtaan docteur waaye dama lay wax tey nga wax ñu toogaayu mag ñi fii ci Sénégal lan mooy seen particularité buñ ko dee méngale ak feebar bi est-ce que comme ni ñu exposé ca dëkku tubaab bi comme Italie nu ñu gisee mag ñi doon ko am di gaañu est-ce que mën nañu ne Sénégal tamit mag ñi noonu la ñu exposé.
waaw mag ñi boo xoolee yaa ngi tàmbali ci wax OMS li mu wax li mu wax c'est valable maanaam lu nu seetlu la ci dëkk yëpp mag ñi ñooy gën di faatu. lu tax dafa am ñaari mbir moo tax benn mbir bi mooy képp kuy magal li nga xam ni moo lay aar mooy li ñu tuddee système immunitaire maanaam soldats yi nekk ci biir nit ki di ko aar ci jàngoro yi muy jàngoro yi virus muy jàngoro yi bactérie maanaam bépp xeetu doomu jàngoro buy jóge ci biti di dugg ci nit ki war koo lor wala mën koo lor bu boobaa am na ay soldats yu taxaw tem ni du fa dugg wala boog bu fa duggee dinañ ko dindi. loolu mooy li ñu tuddee système immunitaire boobu tamit dafa am ñaari pàcc dafa am pàcc boo xam ni mooy ñëpp dañuy ñëwandoo soldats yëpp dañuy ñëw bu ñu agressé xàmmeewuñ kii fa la bokk ñëw song doomu jàngoro bi loolu mooy loolu ci mag ñi dañuy seetlu ni dafay yeex. dafay wàññeeku ba pare yeex moom beneen pàcc ci immunité bi mooy li ñuy tuddee tamit immunité retardée bon maanaam beneen système immunitaire bi nga xam ni beneen pàcc bi nga xam ni nit ki bu xàmmee kan moo koy lor kan moo koy agressé day defar ay jumtuwaay ay armes lu ñuy tuddee ay anticorps yoo xam ni da koy jubal ci microbe yooyu doomu jàngoro yooyu pour mën koo lor léegi tamit loolu tamit dafay laaj tamit mu mën a xàmmee bu baax doomu jàngoro bi mën a liggéey tamit ay jumtuwaay ay armes ay ngàndaay pour xeex doomu jàngoro boobu loolu tamit dafa yeex donc muy wane ni kon mag mi bu ko doomu jàngoro bi laalee pour mu aar boppam ci lay gën a am jafe-jafe ba pare ci lay gën a yeex ci nu muy aar bu boobaa nag day fekk tamit doomu jàngoro bi moom du xaar day multiplier wu maanaam day gën di jur yeneen i doom di multiplier wu ñuy gën di lor nit ki. bu fekkente ne tamit loolu dafa am ci mag moo xam ni dafa am beneen jàngoro wala yeneen i jàngoro lu ñu tuddee maladie chronique maanaam ay feebar yoo xam ni dafa nekk ci moom dëkk ci moom ba nga xam ni mook mag mi ñoo ànd. maanaam dafa loolu la ñuy tuddee maladie chronique mooy nit ki. feebar na waaw mën nañu ko tuddee noonu feebaru dërkiis feebar boo xam ne daal ba faw mook nit ki ñooy ànd. waaye bu nit ki jëlee ay garab jël tamit ay matuwaay yoo xam ni dina ko aar bu boobaa feebar bi du ko lor mais feebar bi bu fekkente ni nan koy fajee nan koy toppatooyee des na bu boobaa mën na indi ay woyofaayu nit ki ba nga xam ni pour mu aar boppam. encore day gën a jafe donc bu ñu boolee ñaari yëf yooyu muy benn bi mooy la koy aar naturellement mooy système immunitaire bi ba nga xam ni globule rouge yi globule blanc yeeg yooyu la koy aar déjà nam koy aaree jafe na parce que mag dikk na ci côté boobu waaye tamit bu ci boolee nag am yeneen jàngoro yooyu tamit am lu mu yàq wala lu mu wàññi ci kattanu mag mi bu boobaa ñaari mbir yooyu bu ñu dajee nit ki bu ko feebar bi duggee. mën na koo lor léegi bu koy lor tamit ci ñaari mbir la koy lore naam feebar bi ci boppam mën na koo lor doomu jàngoro bi waaye tamit feebar yam fa fekkoon par exemple ku amoon diabète wala ku am benn hypertension artérielle maanaam tension boo xam ni yàgg na ci nit ki te staabulul ba nga xam ni xol bi sonn na boobaa par exemple ki am tension bu yàgg ci moom. te paj bi demul noonu léeg-léeg mu jël ay garab léeg-léeg du jël ay garab ba xol bi ci boppam soppeeku ba li ñuy tuddee hypertrophie du ventricule gauche maanaam côté càmmeñu xol bi yaatu ba nga xam ni lu ko lal rek xol bi dootul mën a liggéey la mu waroon liggéey bu boobaa nit ki day am li ñuy tuddee insuffisance cardiaque. insuffisance cardiaque boobu mën na yóbbu nit ki mën na koo lor mën na koo faat te fekk na la tax ba nit ki di faatu. la indi déséquilibre bi loolu mooy virus bi. virus boobu mën na nekk virus comme mën na nekk tamit dans d'autres circonstances mën na nekk infection. beneen mbir tamit mën na indi faat bi mooy mag bu feebar tëdd ndax tëdd rek déjà même quel que soit li ko tëral ndax gis nañ fi bu bataay yi ci mag ñi ñoo xam ni dañuy am dama-dam tëdd du dama-dam yi moo leen faat la leen di faat mooy tëraay bi parce que tëraay bi bu boobaa. nit ki bu mënul jóg mën nay commencer di fatt sa xët yam waroon a génn lor yi du ko mën génne
ba nga xam ni facilement mu am infection wala boog mu lekk coroxaan la mu lekk jaar beneen pàcc ci xëtër yi ba nga xam ni bu boobaa da koy lor ci neneeni fànn te alors que la nga xam ni moo taxoon mu tëdd beneen feebar la donc ci ñetti fànn yooyu nit ki mën na faatu wala mag bi mën na faatu soit ci virus bi wala ci ay feebar yëkkat yamu am wala boog ci tëraay bi te tëraay boobu tamit mën na indi li ñu tuddee embolie pulmonaire maanaam deret ji way mën na waye ci tànk yi parce que tànk yi yëngatuwul bu baax way boobu maanaam caillots de sang boobu deret ji way yooyu mën na yéeg ba ci xëtër yi fekk na xëtër yi tamit virus ba sonal na ko déjà léegi mu indi fa fatt boo xam ni mën na faat nit ki donc yooyu moo tax ci àdduna bi yëpp ñuy ragal mag ñi bépp feebar bépp maladie aiguë rawatina Covid bi nga xam ni seetlu na ni tamit dafa am benn particularité ci siditi mag ñi lam fay lor ci li nekk ci biir sidit yi da koy gaañ ba nga xam ni wayu deret bi ni muy wayee dafay gaaw y a une hypercoagulabilité ba nga xam ni yooyu mën na indi complication yooyu ma tudd noonu mooy facilité mooy tax mag ñi di faatu. léegi nag bu ñu ci doon lool ñun suñu dëkk particularité bi fi am tamit mooy que ni amuñu ay moyens yu bëri ndax loolu defe naa ni ca tàmbali ba ca njëlbeen nga bi ñu doon wax naan nanu moytu feebar bi law fi docteur yëpp waxoon nañ loolu ni ñun amuñu ay réanimation yu doy. léegi tamit réanimation bis bu ñaari nit taxawee ñu ni kii mooy dugg réanimation kii am juróom-ñeenti fukki at kii am fukki at ak juróom ñaare docteur yu bari dañuy jël ki nga xam ni moo am juróom fukki at ak juróom. bàyyi ki nga xam ni am na juróom-ñeenti fukki at. parce que dañ naan kële moo ëpp chance ñu génne ki ci kële parce que kële déjà ku ndaw ki moo gën a am jafe-jafe. loolu bokk na ci li nga xam ni tamit am na toujours ci àdduna bi ba nga xam ni mag ñi da leen di xaw a discriminer ci ay soins lourds maanaam ay paj yoo xam ni dafay laaj ay moyens yu bari parce que dañ naan rek ñii li leen dese ci àdduna bi yàggul te alors que ñëpp même droit la am ci wér-gu-yaram. waaw kon nag dañuy ubbi antenne bi 33 825 18 30 ngeen participer ci seen émission Allo Docteur te ñuy waxtaanee mbirum mag ñi ak mbas mi di Covid 19 docteur nee nga léeg-léeg liy faat mag ñi moo di soit dañu am feebar bu ñu tëddaalee wala virus bi ñëw ñu am retard immunité wala ay yeneen i mbir yoo xam ne daal seen yaram du ko attan dañuy jël ki nekk ci ligne bi ba pare après ñu wëy ci yeneen laaj yi nga xam ne bëggoon naa nga tontu ci asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. waa kay sëñ bi ndax mën nga yokk sa baat tuuti. waaw incha allah salaamaaleykum. waaleykum salaam. waaw soxna Rosalie. waa kay noo tudd wala fooy wootee. waaw kañ Ibou Ngone Mbengue la di wootee Yëmbal. Ibou Ngone ñu ngi lay ziar. ñoo ngi lay delloo ziar di nuyu Seydina Limamou moom. ñu ngi lay fay bu baax. di ko jaajëfal bu baax. jërëjëf. di ko jottali nuyoo Serigne Cheikh Gallo Laye di Serigne Abdoulaye Thiaw Laye. waaw ñu ngi koy nuyu bu baax kooku. ak Serigne Mamou Thiaw moom tamit ñu ngi Serigne Abdoulaye. waaw ñooñu suñu nijaay la ñu. ak ñoom maître Barok Père Ibrahima Ndiaye. jërëjëf bu ko defee dañ ci tudd ci wàllu mag ak wàllu nutrition. léegi dañ comme mag dañ naan mag lekk rek la defee comme defatul dara. ñu bëgg a xam mag yan lekk moo gën ci moom comme ñoom dañuy toog rek defuñu dara ak yan heure moo gën ci moom pour ñu bañ koo sonnal. bi ko ñaareel mooy gel hydroalcool bi ñuy diwal xale yi. ndax chaque instant dañ koy diwal xale yi te xale xam nga moom dafa dalu. ñu diwal leen ko léegi ñu jël lekk tee ko seen loxo lekk ko ndax loolu su boobaa du doon tooke ci ñoom bu ko defee ñoo ngi rafetlu émission bi baax a baax. ok jërëjëf Ibou Ngone Mbengue woote Yëmbal ci ñaari laaj yi docteur noté na ko dina la tontu ñu jéem a xool beneen auditeur 33 825 18 30 ñuy waxtaane mbirum mbas mi ak màgget yi nga xam ne ñoo ciy gën a loru asalaamaaleykum. salaamaaleykum. maaleykum salaam. maa ngi ziar. ñu ngi delloo ziar soxna si. maa ngi wootee fii si Zac Mbao. maa ngi rafetlu émission bi. jërëjëf. toujours nag dama leen di déglu en général dama bëgg di déglu rek pour enregistrer bu baax a baax daal. nag tey dañ koy wax moom.
am di ko fekk fële ci IPRES. ok. fekk nit ku yaatu daal laa biir. te moom laa gis ci docteur boo xamante boo ko woowee gisee appel en absence daf lay rappeler. boo ko bindee message mu tontu la disponible. gis nga noonu mu la expliquer affaire liggéeyam boobu. noonu la koy defee. ñu nommé ko nag tout dernièrement directeur général de l'IPRES. tout chance ci moom mérite la. man nee naa ku mel ni su ma ko nee rek patiente Jaxate dina xam maay kan. parce que nit ñi dañuy bari ci kanamam ba du leen xàmmee. léegi ka taxoon ma doon woote man nee naa président de la république woo ku mel ni ay docteur Diagne ñii di leen teg ci seen wet ñu leen di conseiller. def na ko directeur de d'accord mais leneen tam dina ñëw parce que mérité na ko. nit ku baax la. ku yaatu ku laabiir parce que patiente quand même ku ko déglu rek la bëgg te moom da lay déglu. di dalal sa xel. ñu ngi koy ñaanal jàmm di ko ñaanal yiw. amiin amiin. lu mën ren yàlla na mën déwén lu ko ëpp. loolu sa ngeen baal ma àq nag. amiin amiin. waaye il fallait que ma woote pour wax li merci jërëjëf. jërëjëf soxna si amul benn ak comme lu ñuy wax rek ku la defal lu baax boo ko waxee itam ci sant yàlla la bokk donc dañuy jéem a xoolaat beneen auditeur 33 825 18 30. mu participer ci émission bi asalaamaaleykum. waaleykum salaam Marie Rosalie. nuyu. ñu ngi lay fay. question bi. Marie Rosalie. waaw tur bi affaire mbas mi. affaire bu doy waar la. ma ne ndax mën naa xam tur bi wala fooy wootee. Cheikh Ahmed Tidiane Lour man la Cheikh Ahmed Tidiane Lour. waaw affaire mbas mi affaire bu doy waar la. c'est que lu ma benn contribution may def par rapport ci intervention invité bi. moo di. allo. waaw moom mu ngi laal téléphone am te xam naa yëgu ko. xanaa mu jéem a duggaat 33 825 18 30 xam naa dafa nekk di laal téléphone am docteur donc ñu wéy ci waxtaan bi bu fekkente ne amul beneen auditeur leneen lu ma bëggoon xam docteur balaa ñuy jël beneen auditeur mooy est-ce que mag ñi nga xam ne dañoo am comorbidité te yëguñu ko seen entourage mën nañu détecter à travers parfois yenn jàmbat yi lu ñuy naan dama amee lii pour xam parce que xam naa du ñëpp comme wax nga ko sànq. l'accès aux soins n'est pas donné à tout le monde. donc mën nga nekk ak mag muy dund ak benn comorbidité benn feebar bu yàgg ci moom te xëy na kenn diagnostiqué ko hôpital ba ne ko li nga am ñun ñi nekk ak mag yi naka la ñu mën a def ba saytu wala njort bokk ne kii ku jore yóbbu hôpital la ndax mu ngi raam ak benn feebar bu yàgg ci moom. waaw feebar yi nga xam ni day nekk ci mag ñi lu gën a bari. yu ci gën a bari bokk bu ñu seetee fii ci Sénégal mais tamit ci yeneen réew yi. ci études yu bari mooy li ñu tuddee maladie cardiovasculaire bi ci nekk ci kaw ci maladie cardiovasculaire mooy hypertension artérielle mooy tension moo gën a bari te defe naa lu yomb la mooy de temps en temps dem ñu xoolal la sa tension ci dispensaire bi nekk ci quartier bi loolu defe naa bu la dara jotul. nit ki mën nga dem ni comme mag ñi kat ñu ci bari dana am tension man xaaral au moins benn yoon ci juróom benn weer yi naa dem ñu seetal ma sama tension xool nu mu mel parce que bis bu tension bi demee ba nga nit ki di yëg dara ci yaramam rek ça veut dire que ëpp na dayoo tension par exemple bu nit ki di demee bay nopp yi di riir wala bopp bi di metti wala gis-gis bi mel ni luy xaw a flou di lëndëm ça veut dire que tension bi yokku na lu bëree bëri alors que mën na bañ a yokkute yedd yi te fekk buñ ko seetee rek buñ ko mesurer rek gis ni fi mu toll kat ëpp na boobaa ñu ni kon nan jox nit ki ay garab. pour bañ mu lor ko parce que loraange gi lañ ciy bañ maanaam li tension mën a jur ëllëg. li tension mën a jur ëllëg moo taxoon sànq ma ni nit ki mën na woyaale sa tension am du ko gàllankoor dara waaye fekk na ma ngay yàq cër yi ma ngay yàq xol bi ma ngay yàq aussi léeg-léeg sax roñoo yi ba nga xam ni bis bu ñuy gis ni kii amoon na tension lu yàgg-yàgg fekk na am na yu yàqu ci yaramam bu dee bu ñu jógee ci tension bi nga xam ne moo gën a bari ci mag ñi mën na ni ay mettitu yax lu mel ni arthrose diggante yax yi nga xam ni mag ñu bari bu ñuy jëm mag diggante yi day xaw a xat
ba nga xam ni oom yeeg yooyu day metti loolu tamit bari na ci mag ñi te loolu seetlu na ni sax ñoom ñu si bari ñoom ñooy dem ci seen bopp dem jënd ji pharmacie ay paracétamol ak yu demee noonu. gis nañ si tamit que léeg-léeg bu ñu demul seeti docteurs yi mën naan am loraange parce que képp kuy def automédication maanaam di jël ay garab yoo xam ni kenn bindulu ko loolu tamit am na danger bu bëree bëri léeg-léeg mu ngi ci am surtout ñi nga xam ni dan mag ba pare di jël ay anti-inflammatoire parce que déjà ñi mag seeni roñow amul kàttan noonu pour segg deret ji saa su ne léegi nag buñ ci boolee ay garab yoo xam ni baaxul ñu koy jël ci lu jàgg tamit mën na leen indil yenn feebar yi comme koo xam ni dafa mag ba pare di jël anti-inflammatoire bés bu saa su ne ba su boobaa mën na yàq ay roñoom. moo tax du rek dama nit ki danaan samay tànk dafay metti sama ndigg day metti naa dem jënd ji ay garab ci pharmacie bi waaye tamit il faut nga dem ci dispensaire bi la gën a jege ñu seet la ñetteelu feebar bi nga xam ni mën na ni tamit bari na ci mag ñi mooy diabète de type 2 parce que dañ seetlu ni ci àdduna bépp bu ñu jëloon diabétique yi nga xam ni diabète de type 2 yi maanaam lu ëpp a genn wàll gi am nañ juróom-benn fukki at ak voilà ëpp nañ am nañ lu ëpp juróom-benn fukki at donc mën nañ ni sax diabète de type 2 feebaru mag ñi la. ba nga xam ni tamit loolu nit ki bis buy yëg signes yi fekk na tamit diabète bi tàmbali na lu ñaare lu yàgg signes yi mooy tuur ndox bu bëree bëri. mooy tamit naan ndox bu bëree bëri ba pare di jeex loolu mooy signe bi nga xam ni signe yi nga xam ni ñëpp seetlu nañ ko ginnaaw loolu tamit am na beneen feebar boo xam ni dañ koy faral di gis tamit ci mag ñu góor ñi mooy hypertrophie prostatique loolu tamit signes yi léeg-léeg dina xaw a niroog diabète ci wàllu saw bi waaye saw bi bokkul c'est-à-dire day tegloo waaye du bëri day tegloo lool mais partout tout lay génn ba pare dafay jafe loolu tamit mag ñenn ñi bu ñu ko gisee xam nañ ni am nañ hypertrophie prostatique war na noo dem consulter. bu ñuy consulter à temps ñu leen di suivre maanaam ñu leen di saytu weer bu jot wala ñaari weer wala ñetti weer wala ñeenti weer jot ñu dem ñu seet leen seen yaram yaakaar naa ni garab yi leen di bindal ñu koy jël toujours bés bu ne du question ki am tension day jël garabam rek tension bi wàcc mu arrêté garab gi non da koy jël toujours parce que la ñuy aar moo tax bu boobaa kon nit ki mën na bañ a am benn problème benn complication dafa am rek lu manqué ci yaram bi loolu la ñuy mottali wala boog lu am jafe-jafe ñu corriger loolu mooy prise en charge d'une maladie chronique léegi nag mag ñi léeg-léeg tamit ci kër yi ñu am ay signes ay mandarga loo xam ni feeñu nekku fa woon ñu jekki-jekki rek ñu seetlu ni dafa soppeeku surtout ci jamonoy mbas mi parce que li ñuy faral di tuddee les signes maanaam mandarga yi Covid di ko wax fu ne ci télé beeg ci rajo yeeg fépp bu dee ci mag ñi ñun seetlu nañ ñun suñu dëkk ak ñeneen ñi ci bitim réew fépp seetlu nañ ni mag ñi léeg-léeg du demee noonu maanaam yaram bu tàng xam nga moo tax fu nit ki jaar ñu flash la. léeg-léeg mag ñi seen yaram du tàng. te fekk na ñu ngi Covid bi. danaan saxat tamit léeg-léeg mag ñeneen ñi duñ saxat fekk feebar baa ngi si ñoom ñeneen tamit dañ naan gu bu wàññeekook wala xet gu wàññeekook parfois tamit yooyu duñ ko gis wala boog mandarga yooyu buñ koy gis fekk na feebar bi yàgg na si ñoom. sori na te fekk léeg-léeg dañuy seetlu ni mag bi daal am na lu soppeeku ci moom mi ngi ci kër gi waaye daal yaramam neexul. sawarul ñu ngi gis ni bu tëbee dal en fait bu jógee maanaam tëb dal sax bu doxee daanu. te daawul daanu ñu jékki-jékki gis ni xel bi jaxasoo na lool mooy li ñu tuddee syndrome confusionnel yooyu ay syndrome gériatrique la c'est-à-dire ay mandarga yoo xam ni buñ ko gisee ci mag mi ça veut dire que am na lu xew te la xew il faut que ñu dem seet ko. mooy chute à répétition maanaam di daanu rek te dara gisul len lu koy daanal te daawul daanu ñu gis ni xel bi jékki-jékki rek jaxasoo sax bu tar fekk sax naaxul woon wala sax naaxoon na waaye xel bi dafa gën a jaxasoo ci diir bu gàtt ñu seetlu tamit ni dafa jékki-jékki mel ni xel buy tee wala biir bi daw façon mandarga yooyu ñun gis nañ ko ci ñoo xam ni buñ toogee ay jamono rek ay fan lañ ci teg rek gis ni mu daaneel leen bu baax a baax bu leen testé gis ni Covid bi mu nga fa wala boog ñu defal leen scanner léeg-léeg ñu gis ni que Covid bi mu nga fa. ah docteur kon loolu dafa laaj vigilance. mandarga yi du toujours mandarga yi ñuy fësal. ci télé beeg ci rajo beeg
moom mooy nekk ci mag ñi ce qui fait que souvent maanaam li gën a bari day am retard diagnostic maanaam duñ teel a gis feebar bi ce qui fait que buñ koy gis fekk na xëtër yi poumon yi feebar bi laal na ko laal boo xam ni nekk nañ en détresse respiratoire bu ñu demee réanimation pour ñu génn fa day jafe parce que yeneen feebar yi da koy daaneel boole ko ak Covid bi mu mën na tëdd ci lalu réanimation bi fekk mi ngi ak ñetti wala ñeenti feebar yoo xam ni benn bokk seeg sa morom bu si nekk nit ki mi ngi xeex ak moom te fekk ay défense am ni muy xeex ak moom moo gën a néew bu doon xale donc loolu mooy am ci mag ñi donc ce qui fait que ñun bi mbas bi di tàmbali bon naam ñi ngi wax ci fu nu mën a waxee maanaam ñun ñuy faj mag ñi waaye wax bi des na parce que li gën a siiw mooy signes yi nga xam ni moom la ñëpp xam. et que signes yooyu tamit bu mag ñi faatoo gis na ni tamit communication bi souvent danaan kii mag la woon faatu na wala kii ñu ne kii ndaw la woon waaye kat dafa amoon nangam feebar te loolu sax violation de secret médical la ci fi ma ko mën a waxee donc c'est-à-dire xale yi dañ leen di ñemeñ loo maanaam xale yi bu nekkee da nga nekk ndaw dara jotul la dara mettiwul la amoo benn feebar da nga naan man sax bu ma amee mbas mi sax bu ma amee Covid bi sax de toute façon damay wér. parce que gis nga da ngay tëkku feebar. waaw da nga koy tëkku ñeme. parce que loolu xam nañ ko ci xale yi d'ailleurs sax cas positif yi ci xale yi la gën a bari. ci mag ñi ñi am 60 ans bariwul lool par rapport ak ñi la waaye ñii faatu comme ni nga ko waxee sànq ci mag ñi la gën a bari alors que positivité bi ci ndaw ñi la gën a bari parce que ndaw yi ñoo gën a ñeme parce que dañ leen ñemeñ loo communication bi am boobu ba léegi mooy que ni mag ñi bu leen dalee mënunoo faatu waaye ndaw ñi bu leen dalee te dara jotu leen duñu faatu en fait boobu lecture daal. daanaka moom la ñëpp gis. donc moo tax bettuñu woon tamit bi ñu gisee ni ndaw ñi ngi doon fippu pour ñu lever ay couvre-feu ak yeneen parce que comprendre malheureusement que ñoom ñoo koy indil seen i mag ci kër yi ñoo koy indil seen i baay ak seen i yaay ak seen i maam parce que duñ xalaat loolu duñ xalaat ki ci kër gi ñoom mën nañ ko fa indil parce que ñoom bu leen dalee tamit mën nañoo wér waaye naam sax am na ay ndaw yoo xam ne dara jotu leen mais dañuy faatu mën na leen faat. mais mag ñi ñoo ci gën a faatu waaye xale yi ñoo leen koy indil donc moo tax pédagogie bi waroon am bi ñu waroon a accès d'ailleurs ñu ngi lay remercier bu baax ci émission bi parce que but bi loolu la aussi mooy que ñu xamal tamit population bi que mag ñi naam ñoom ñoo gën a fragile waaye ñi leen koy indil ndaw ñi la et que tamit mag ñi ñu gën a accès prévention ci mag ñi ñu teel a dépister teel a xam ni kii feebar bi dal na ko loolu tamit maa ngi koy lancer aux autorités aux décideurs parce que bu ñu yombalee test yi ci mag ñi comme ni ma ko waxee mag boo xam ni ka kay faj gis na daal temps yi am na lu xaw a lu soppeeku ci moom. ñu testé ko xool lan la balaa ñuy xaar nag ba muy commencer di sëxat wala di commencer di noyyi bu jafe bu boobaa fekk na mën na ni bon du ma ni c'est trop tard waaye fekk na lu bari yàqu na ci mag bi. ba nga xam ni pour ñu sauver ko après c'est difficile. D'où l'intérêt aussi ñu gën a développer les soins gériatriques maanaam fajum mag ñi ñu gën ko xoolaat ci dëkk bi. gën a xool naka lañ koy gën a organiser. dinañu ñëwaat ci symptôme mu mag ñi nga xam ne moom la ñuy gën a gis ci mag ñi nga xam ne dañoo am Covid 33 825 18 30 ñu jëlaat auditeurs yi ak jéem a tontu ñi nga xam ne jot nañu woote ba pare ñu jël ki nekk ci ligne bi asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. waa kay soxna si ndax mën nga yëkkati kàddu gi tuuti. allo. allo. waa ndax mën nga yëkkati kàddu gi tuuti rek ñu dégg la. man la soxna Khady Ndiaye maa ngi wootee Louga. waa soxna Khady ñu ngi lay ziar. delloo ziar bu wér. nag soxna Ndeye Khady ñu ngi koy nuyu lu bari. di nuyu sa invité bi. di wax émission bi am na njariñ. jërëjëf docteur. dañ daan wax mag dañ daan ñaanal xale daal yàlla na nga nekk mag bañ lay weer ak a weri. wax jooju wax ji am solo la. xam nga nu mu amee solo mooy mag kenn waru koo bàyyi ci biir néeg. wala buñ ko bàyyee ci biir néeg tamit ngay ñëw di am seetlu de temps en temps ngay xool nu mu tëddee. bu dee dafa toog nga xool nu mu toogee. lekk gi nga xool lu muy lekk naan gi nga xool lu muy naan. parce que ñun tamit dañuy am suñuy mag ba pare di leen xaw a négliger tuuti. négligence boobu mooy wane li nga wax nii
dina am si ñooy yëpp ko duñ ko gis parce que dañ fa duñ dugg ci néeg ba di ko xool ba xam nu mu tëddee nu mu toogee nu mu def émission bi nag moom neex na trop man à chaque fois dama leen di dégg bu heure bu jotee moom man toog naa yore naa sama téléphone yore naa sama rajo maa ngi dégg di leen ñaanal jàmm di ko ñaanal ñëpp salaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf soxna Khady woote Louga ñu jéem a xoolaat keneen 33 825 18 30 di ay laaj wala contribution yoo xam ne dafa aju ci mag ñi ak mbas mi nga xam ne dañu jàpp ne ñoo ciy gën a loru. asalaamaaleykum. maaleykum salaam. waa kay mbokk mi ndax mën nga wàññi sa rajo tuuti. waaw. waa kay ñu ngi lay ziar noo tudd wala fooy woote. man Serigne Gueye laa tudd woote Mbacke. ñu ngi lay teewlu Serigne Gueye. waaw maanaam nit ñi daal mbas mi moom. nañuy takk masque yi rek. tey mayeen tey distance. tey mooy mbooloo mi nag moom ñi ko fi gën a indi ñooy gouvernement bi ndax yow benn ministère bu waree demi soxla dem ànd ak fanweeri wota bu ne yëpp ñeenti nit mbaa juróom foo leen wàcce fekk fa nit ñi lay teeru mbooloo dana fa am kon ñoom ci seen bopp ñuy digle pour ñu bàyyi dajoo bi nañu bàyyi li ñuy def bu ñu ko bàyyee nit ñi ba ko mais nii ñuy def dana tax nit ñi kenn du leen mënal dara wala dañuy jàpp mboolem Sénégal te du tey ñuy nekk ci mbedd bi ñoom ñu koy aaye nañu ko njëkk a ba doonam ministère bi dem après ça ànd ak fanweeri woto bu nekk sëf 5 personnes nga dem fekk fa 40 wala 50 mbooloo mu ni gàññi lay indi te ñu ngi koy gis ci télé yi ñu ngi koy gis ci journaux yi rajo yaa ngi koy wax journaliste yaa ngi koy wax kon nañu teggi seen tànk bu ñu bëggee mbir mi jaar ci yoon bu ñu ko jaaralee ci yoon bàyyi ko ñoom bu kenn yi dem rek moom ñu muy àndal affaire bi jeex jërëjëf Serigne Gueye woote Mbacke ci contribution bi ci sensibilisation bi des fois aussi dafay am solo mag ñi di ko def ñu jéem a xoolaat keneen asalaamaaleykum. allo oui. Diagne. waaw. Diagne. ko kan la. Tidiane Diouf. waaw monsieur Diouf waaw. sa patient bu nga amoon Pikine. waaw si Diouf. di kontaan ci émission bi rek di kontaan ci yow nag surtout. waaw ñu ngi lay remercier. vraiment c'est un professionnel. vraiment professionnel nga. kontaan na trop ci émission ci sa liggéey. fa fàttaliku daal mooy sama laaj bi amoon tànk bi am blessure bi après nga ko suivre sur le plan diabétique. si maa ngi fàttaliku bu baax waaw. voilà Tidiane Diouf sopp dëkk yëmbal. ok maa ngi alors keroog ma ñëw ñu ne ma dañu la affecté fële mais est-ce que da ngay continuer moom man ko non dafay sori ci man mais j'aurais préféré quand même. vraiment daal docteur Diagne maa ngi lay gërëm di la sant. jërëjëf ñoo ko bokk. Il faut des professionnels dans ce pays. Et vous en êtes un. merci beaucoup. jërëjëf Sane jërëjëf góorgóorlu. jërëjëf Ndiouk. merci beaucoup jàppale. jërëjëf. jàppale ñun ñëpp jërëjëf. jërëjëf merci beaucoup. jërëjëf Ndiouk merci beaucoup. jërëjëf ñu jéem a xoolaat Assane Thioune benn auditeur daal di tëjandi antenne bi su ko defee docteur mën a tontu ñiy joxe seen laaj asalaamaaleykum. asalaamaaleykum. maaleykum salaam. Adja ñu ngi leen di ziar bu baax waay. ñu ngi delloo ziar sëñ bi. di contribution bi di ñaan yàlla taxawaay bi yàgg. amiin docteur ñu ngi lay ziar bu baax. ñu ngi lay ziar bu baax sëñ bi. waaw dama daan laajte ndax sénégalais yi xam nañu valeur docteur dëgg. li fi des nag ma doon laaj mag mu am 70 ans. ci tere ka yàpp lan mooy gën ci moom. ngeen baal maa ko salaam. maa ngi wootee yëmbal dana. jërëjëf waa kay bu fekkee amul beneen auditeur ñu jéem a jox docteur kàddu gi mu tontu. waaw docteur dañuy ñëw ci laaju Ibou Ngoné wootee yëmbal. nee na dañuy faral di naan mag lekk rek la dese
waaw ndax loolu aussi peut-être yow mi faj mag ñi mën nga ñu wax ban dégg-dégg lañ ci war a am te laaj bam ci teg moo di yan xeetu ñam ñoo baax ci mag ñooñu ak yan waxtu lañ leen ko war a jox waaye dégg-dégg bi ñuy wax ndax mag lekk rek moo leen dese ndax ci yéen docteurs yi la jóge wala fan la jóge ñu xam bokk lan la ñu war a dégg à travers ça. waaw loolu question bu am solo la. parce que ñaare dafa bari lool xeetu wax yu mel noonu xam nga dinañ di faral di wax tamit mag rek feebar la. daal mi noonu naa ci benn article ni mag rek du feebar parce que mag dafa mel ni da ngay jël xale mu juddu di jéem a dox bala muy dox sax day raam jéem a taxaw dox bu doxee di tëb di dal di daw di dem a dem ba nga xam ni toll na ci digg kàttanam fa mënti yem fi kàttan bi yem léegi nag mu commencé nag kàttan googu mu amoon ci cër yëpp di wàññeeku. foofu la mageel di commencer maanaam moo tax sànq bi may wax ci at yi lu jafe la parce que cër yi ni ñuy màggetee bokkunu buñ jëlee soxna yi buñ jëlee lu mel ni jur doom li leen di tax ñu mën a jur doom li ñu tuddee les ovaires maanaam pepp yooyu nga xam ni bu taseek man yu góor ñi fa la doom ji soso loolu jigéen ji day juddoog benn capital maanaam loo xam ni benn nombre ñu ni loolu la am muy dem di nekk jànq di màgg weer bu jot mu fóot benn wàññeeku di dem bu ñu jekki-jekki dara amatu fa donc kon mën na ni cër boobu jeexal na la mu doon liggéey waaye cër boobu ca la mu nekk ay yeneen mu nga fa yoo xam ni dañ war a continuer di liggéey ñooñu ña ngay liggéey nan ñuy liggéeyee moo tax organe boobu du loolu rek moo fa doon fonctionner bu ñu jëlee lu mel ni dox foofu laa tàmbale woon bu nit ki demee ba nga xam ni mën na daw sax ay millimètres ak yu demee noonu bu demee ba jëm yenn âge yi quel que soit lu niveau sportif ba mu toll woon dina am fenn foo xam ni dootu ko mën loolu nag day wàññeeku di wàññeeku ba nga xam ni day am jamono ñu ni dox bi wàññeeku na waaye bu ñu demee nag ba nga xam ni dox bi mënatul dox loolu feebar la mais dox bu wàññeeku bi du feebar mag la. c'est dafa am benn seuil boo xam ni waru ko atteindre mooy ci comme rek gis-gis tamit bu ma jëlee beneen misaal ci gis-gis. gis-gis bi nit ki buy jëm mag am na luy màgget ci biir bët yi lu ñu tuddee cristallin ba nga xam ni day am cataracte maanaam ñu bari ci mag ñi mën na am cataracte du ñëpp ñoo koy am nag waaye dina am magal goo xam ni mën na fa dikk ba nga xam ni gis-gis bi mën na di wàññeeku wala bokk li ñu tuddee accommodation maanaam gis lu jege wala gis lu sori xaw a jafe. bu boobaa moom ngay gis ñenn ñi daawuñ sol ay lunettes mais bu ñu demee ba yenn at yi ay 40 ans 40 et quelques ñu commencé sol lunettes parce que am nañ jafe-jafe gis lu jege moo tax sax ñuy xool leen doon xool dañ koy dand pour mën ko gis loolu vieillissement la maanaam magal la waaye du feebar te bu ñu demee nag ba nga xam ni nag cër bi doon tax nit ki di gisatul loolu feebar la donc nit ki mën na am téeméeri at di dox di gis. di doxee ay soxlaam di xalaat bu normal waaye na mu doon xalaatee ba mu amee ndaw gaawaay ba mu doon gaaw ci xalaat ci ay mbir gaawaay boobu day wàññeeku loolu moo taxoon ba may tàmbali ma ni lii aar nit ki maanaam système immunitaire moom tamit day yeex day màggat mooy li ñu tuddee immunosénescence. léegi yeexaay boobu si cër yëpp la léegi cër yooyu yëpp bu ñu ko boolee nag muy nit ki donc nit ki nag mooy magal mais mag rek du feebar. donc bis bu feebar amee rek c'est parce que feebar am na cër bu feebar wala boog am na ay cër yu bari yu feebarandoo bu boobaa ñu faj feebar yooyu am na feebar yoo xam ni comme ni ma la wax ay maladie chronique la dañuy ànd ak nit ki di ko jox ay garab wala di ko wax ay mbir yu muy def ba nga xam ni loolu moo koy aar mais mag rek du feebar donc mag rek tamit kon lekk rek desu ko. am na ci auditeurs yi ku wax ni dañuy faral di ñaanal. ngay magal ba ñu lay weer. soxna Xadi. waaw soxna Xadi xam nga loolu mooy nit ki mënul def lépp bopp mënatulal defal lépp boppam waaw xam na nan laa koy expliquer en tout cas am na lu manqué ci lu mënoon ba nga xam ni mënatul dox normalement dañ koy jël womat ko teg ci biti parce que nit tamit dafa bokk ci nature bi dafa bokk ci alam bi. ba nga xam ni der bi dafa war di gisee ak jant bi
ba nga xam ni bu gisee ak jant bi foofu lay mën a synthétiser lu ñuy tuddee vitamine D. vitamine D boobu dafa bokk ci li nga xam ni vitamine yi nga xam ni dafa bokk ci nit ki dafa baax ci nit ki léegi nag koo xam ni day nekk rek di fatu rek du gis jant bi ba pare di tëdd rek boo boobaa ay cëram non seulement cër yoo xam ni duñ ko yëngal cër yooyu day dem ba nga xam ni day bu dee articulation yi day dem ba ñagas maanaam koo xam ni ay tànkam dafa metti mu ni dootuma dox bu boobaa ay tànkam dootul sax mën tàlli koo xam ni tamit doxul muscle yi les muscles mooy suux yi nga xam ni mooy tax nit ki mën a taxaw di dox di def lépp boobaa tamit muscle yi day atrophié wu maanaam day gën a tuuti mu gën a yooy ba nga xam ni dootul mën a sax dox dootul mën def dara. donc lekk rek du solution bi mooy que nit ki il faut muy jóg di jéem a dox ba nga xam ni nag bis bu mënatul dox nag ñu koy womat mu jël kaan maanaam bante di dox bu mënatul loolu mu jël déambulateur mooy li am ñeenti bante yi ñeenti tànk yi di dox bu loolu mënatul nag ñu koy teg peut-être ci fauteuil au moins muy jékki-jékki di jóg di taxaw di ko def ba nga xam ni dina téye cër yi ak articulation yi donc kon mag ñi waruñoo lekk rek kese dootuñ def dara faw ñuy jéem a yëngatu. di jéem a xalaat di jéem a am ay activités d'ailleurs sax ñun suñu aada mag mi mën naa toog ci kaw lalam di décider di diriger famille am di diriger sax quartier am wala leneen ak leneen parce que baat ba ak xel ba moom moo am solo alors que ci dëkk nasaraan yi ñoom kattan gi moo am solo nit ki bu perdre kattanam rek lu bari manqué na alors que ñun bu xel bi desee ak man-man yi des ci wàllu xel ak ci wàllu jiite mbooloo bu boobaa mën na ni kooku vieillissement réussi la. léegi nag ci wàllu lekk man bokk naa ci ñi nga xam ni d'accorduñu ci lu bari ci li ñuy wax ci wàllu lekk fii ci sunu réew parce que lu ñu tudd rek ñu ni mag warul lekk lii lu ñu tudd rek ñu ni mag warul def lii baaxul ci mag lii baaxul ci mag man damay faral di wax ni lépp baax na ci nit ki dès l'instant bu fekkente ni nit ki bu ko lekkee du gis lenn lu mu ko gàllankoor maanaam bu fekkente ni dafa am koo xam ni moom dafa bëgg a lekk laax ci guddi gi bu lekkee laax mu rees amul benn problème ça veut dire que laax bi baax na ci moom bu fekkente nag nit ki dafa lekk laax bi ci guddi gi nii naay ba nekk ca laax ba mu koy géex mu tax du rees bu tëddee mu yéegaat di tàngal estomac bi comme ni ñu koy faral di tudde maanaam épigastre bi bu boobaa mën na ni kii kat dafa am jàngoro maanaam dafa am li ñuy tuddee reflux gastro-œsophagien dafa am lu tax ba nga xam ni bu lekkee lu niin wala lu saf lool mu sonal ko ci guddi gi feebar la. bu boobaa kon mën na dem seet docteur bu dee mën nañ ci dara ñu def ci dara bu fekkente nag mënuñ ci dara bu boobaa nag ñu ne ko sëñ bi vraiment peut-être que booy tëdd nga jël ñaari ngeenaay nga tegle ko mais nga lekk loola neex parce que li ñuy bañ ci restriction yi wala ay régime restrictif parce que nit ki day am tension ñu ne ko bu lekkati lépp lu am xorom bu lekkati lu niin mu boole si diabète ñu la lépp luy suukar rek luy céréales yeeg lépp bu ko lekk ñun mooy comme d'ailleurs sax damay ñëw ci question boobu kook ñu wax tamit bu lekk yàpp ñenn ñi peut-être ci sama mbokku docteur yenn yi da ngay am tension rek ñu ne la sax peut-être que bu lekk ay viande rouge ak bu lekk lu nii nag nga am goutte ñu ne la viande rouge et cetera te alors que nit ki mën na lekk lu ko neex bu fekkente ni dina ko tolérer parce que yenn âge yi li ñuy bañ mooy li muy gàllankoor nit ki moo gën a garaaw fuuf lam koy jariñ lu tax ma wax loolu mooy que ni am na lu ñuy tuddee dénutrition bu dee ci xale yi ñu ngi ko doon tuddee yàmp mais bu dee ci mag ñi du fees noonu parce que xale bu yàmp dañ koy gis mooy xale yooyu am ay marasme ak ay kwashiorkor ak yu demee noonu mais mag bi du fees ni kii kat la mu amoon ci muscle ci ay suux wàññeeku na tax na ba nga xam ni sax mënatul dox parce que kattan gi néew na lu ko waral parce que dañ ko jox ay régime yoo xam ni yu kenn xamul ba nga xam ni daanaka dootul lekk sax parce que am na ñoo xam ni tiit nañ tiitaay goo xam ni seen ak njaboot tiital na leen seen docteur yenn yi tiital na leen ba nga xam ni sax far du nu reer am na si ñoo xam ne tamit dana naan man boog du ma reer guddi waaye la may reer guddi naa ko denc ba su suba sa ma ndekkee ko fekk na peut-être que docteur bi dafa la waxoon nga wàññi xorom bi léegi am na ñoo xam ne yemun ci wàññi xorom bi dañ naan sax duñ lekk daanaka xorom bi ci guddi gi waaye du tere buñ xëyee suba teel la ñuy lekk mooy lan waroon a reere donc ñoo ko waa kër gi lu lekk ci xorom ci journée bi ñoo yem kepp
donc ce qui fait que wàññiwul dara ci les 24 heures ci wàllu xorom bu bëri baaxul ñëpp xam nañ ko suukar bu bëri baaxul dilu njóori baaxul mais ku nekk ak la nga toléré ku nekk tamit da nga war a fexe ba éviter li ñu tudd dénutrition parce que dénutrition boobu maanaam yàpp boobu daal xale yi bu mën a daal mag ñi li muy indi mooy day aggraver les défenses en fait day aggraver immunodépression bi immunosénescence bi c'est-à-dire mag bi soldat ya ko doon aar pour mu xeex ak doomu jàngoro yi bu fekkente ne tamit dafa néew doole kattan ci wàllu lekk bu boobaa la ko doon aar soldat ya ko doon aar day gën a néew tamit parce que anticorps yi bu ñu fàttee ni anticorps yi ay protéines lan aussi protéines yi ci lekk lay jógee donc bu ñu wàññee lekk yëpp xeetu lekk yëpp bu boobaa nit ki day woyof boo xam ni la ko doon aar déjà day wàññeeku donc bépp doomu jàngoro bu jógee fële rek mën na koo dugg waxuma sax Covid mais xeetu jàngoro yu bëree bëri dañuy ñëw dugg leen ñi nga xam ne dana am dénutrition ba pare pour ñu génn ci mooy gën a jafe ko koo xam ni am na état nutritionnel boo xam ni bu baax. kon daal seen lekk waruñu ci changer dara bu dee du leen indil gàllankoor. bu dee du leen indil benn gàllankoor waruñoo changer dara maanaam day añ reer ndekki bu ko neexee sax mu njoganal bu ko neexee sax mu ay bu añ bi yeexee mu jël benn collage. tant que mu ngi koy jig waaw Ibou Ngoné mu ngi doon laaj tamit ndax dafa am waxtu wuñ leen war a jox ñu lekk ñoom mag ñi. amul waxtu ku nekk ak na nga tàmmee lekk. ku nekk xam nga waxtu li ko indi ci jamono aada la aada moo indi ñuy añ di reer di ndekki bon bu ma waxee loolu peut-être que ñun bi ñu juddoo yàggul ñi ñu mag lu bare bare tamit loolu lañ fekk kon ñëpp dañ naan c'est normal parce que loolu moom musa am waaye tamit bu ñu delloo ci ginnaaw ay téeméeri at wala ay junniy at ci ginnaaw ba nga xam ni nit ñi toogun woon benn place benn bërëb dëkk fa ut ay kër ak wala dugg ci ay foo xam ne daal mën nañ fa dëkk toog fa sax fa nit ñi dañ daan xëy comme picc yi di wut lu nu lekk di lekk ndekki amul woon donc da ngay xëy wuti sa ndekki donc yàlla am na lu mu def ci nit ki ba nga xam ni am na benn système de régulation boo xam ni nit ki bu yeewoo glycémie bi maanaam li koy jox kàttan suukar bi nekk ci biir yaram bi dina yokku dem benn pic bu ndaw boo xam ni bu insuline bu kii bi bu suukar bi ci yaram bi ba nga xam ni dina ko may temps pour mu dem wuti yi lu mu ndekki lu mu lekk lu mu foraatu léegi nag nit ñi bi ñu toogee ba dëkk foofu lan ni bu nu bayee mën nanoo denc bu nu rëbbee wala bu nu yaree ay mala mën nañ cee dund bu nu demee ci géej gi mën nanoo napp jëfandikoo ko et cetera ba nga xam ni léegi nit ñi mën nanoo denc ay dund di ci dund nag bés bu ne alors que bu njëkk bu nu delluwaatoon ci ginnaaw lu yàgg daawun denc dund dandaan rek dund ci li nga xam ni moo am donc kon añ reer ndekki aada la mi ngi fii donc mën nañ ko continuer comme ni ñu koy continuer ci ñëpp mais bu mu teree kenn nga bañ a añ wala nga bañ a reer ni mag nga la ngay lekk bëriwul li ñu seetlu nag mooy que mag ñi peut-être que duñu xiif duñu mar duñu gaaw a xiif duñu gaaw a mar bariwuñu appétit te tamit duñu gaaw a mar mais bu ñu benn teree tamit ñu bañ a naan il faut ñuy naan même bu ñu marul dañ war a naan surtout jamonoy tàngaay loolu moom dañ si insister bu baax a baax jamonoy tàngaay nit ki mag bi surtout bu marul na naan na teg benn biteelu litre ak genn wàll fexe ba bis bi yëpp mu naan ko mën na nekk ndox ko mën na nekk lu ko neex tamit nit mag bi mën na naan ay jus mën na naan daal lu ko neex en tout cas na naan daal naan bëri bu fekkente ni état de santé am permettre na ko waaw beneen laaju Ibou Ngoné ci xale yi nag la nee na dañuy faral di defal xale yi gel hydroalcoolique ci seen loxo mais souvent dañuy gis comme xale xamul dañuy foo di ko mar ak yooyu ndax mënul leen indil ay jafe-jafe. waaw man loolu li ma si xam si sama même si sama yëngatu ci wàllu pajum xale yàgg na lool fa laa commencé woon après dem ci mag ñi gel hydroalcoolique ndox la en fait gel la boo xam ni alcool moo ci am alcool nag amul lu muy gàllankoor nit ki ci wàllu toxicité en fait li nekk ci alcool bokk ci gel bi mënul gàllankoor nit ki ci dara maintenant bu fekkente nit ki dafa am ay allergie yu demee noonu bu ko laalee dina xam ni bu boobaa sax du alcool bi en général mais la ànd ak alcool bi la en tout cas daal ci li ma xam ci question boobu mooy que amul benn gàllankoor antiseptique la rek maanaam loo xam ni day rey doomu jàngoro
lépp luy rey doomu jàngoro nag nit ki bu ko dugalee ci gémmiñam tamit du ko mën na rey doomu jàngoro yi nekk ci gémmiñ gi mais du ko indil ci li ma xam benn gàllankoor ci wér-gu-yaram. bu ñu ñëwee ci laaju soxna Khady ak contribution bu mu def nee na mag ñi dañuy tàmm di leen di ber di leen bàyyi ci néeg yeeg di leen di négliger te dañu leen a war a surveiller te bu ma dellusee ci symptômes yi nga xam ne ni nga moom la ñu gën a gis ci mag ñi nga xam ne Covid bi da leen di dal yu bokkul dara ak yu ñuy lim maanaam ay yaram bu tàng sëkkat ak yooyu ñoom daal seen xeetu mandarga la ñuy wone donc li muy wax ni soxna Khady dafay am solo ngay nemmeeku mag bi di ko naan baa yeewu nga ak jàmm baa dara méttiwul ak yooyu docteur loolu lan ngeen di recommander yéen ñiy indi patient ñiy indi mag ñi ci yéen pour ñuy nemmeeku mag ñi pour ñu xam ndax am na lu leen metti surtout ci mbas mi nga xam ne symptômes yi dafa bëri bés bu ne nga gis symptôme bu bees naka la ñu war a def pour détecter les premiers symptômes. waaw li ñuy digal souvent ñi nga xam ne ñooy dund ak mag ñi mooy seetlu saa yoo xëyee maam na nga fanaanoo question bu simple la na nga fanaanoo jàmm rek wala mu ne la man de sama lii moo doon métti wala man de nelaw ma wala nangam déjà di nga am une idée sur ci est-ce que mag bi am na jàmbat wala déet. ñaareel parce que mettit ki am mettit bi rek moo mën a xam lu koy metti dem ba nga xam ni ñu bari dañu trouver normal c'est-à-dire que pour ñoom mag ñi il faut ñu am lu leen metti alors que ñu ngi 21e siècle maanaam toll na jamono yoo xam ne ci àdduna bi képp koo xam ne am na lu koy metti war a mën a trouver garab koo xam ne dina wàññi wala mu saafara mettit bi nit ki waratul am lu ko metti même si ñun malheureusement dañu nekk ci dëkk yoo xam ne dañu ndóol donc am na yenn xeetu garabu mettit yoo xam ni jafe na fi lool pour ñu am ko parce que tout simplement fi nu situé wu la ci àdduna bi mais am na garab xeetu mettit bu ne am na ci àdduna bi mettit bi ñaare ñoom da leen di gëmloo que ni dafa am loo mettit bi dafa bokk ci mag bi ba nga xam ni finalement sax même bu leen dara méttee sax duñ ko wax donc ñuy bàyyi xel ci loolu di seetlu tamit ci bu ñu gisee ni mag bi jékki-jékki na xel bi jaxasoo te daawul jaxasoo ñu jékki-jékki ni doon na jóg ci lalam normalement mais mënatul jóg ñu jékki-jékki gis ni kat ak kii kat tur ndox bi kat vraiment nam doon yombee pour mu jógal boppam dem turi ndox léegi jafe na ba nga xam ni sax bu yeexee tuuti sax ci yoon bi la koy def boobaa mën na ni mais am na lu xew mais boobaa ñu yóbbu mag mi ci structure de santé maanaam ci docteur. loolu am na fépp ci Sénégal. mu ngi dem ci poste de santé dina am infirmier mu ngi dem centre de santé dina am médecin bu fekkente ni fii ci Ndakaaru la moom fépp am na ay docteur ak yu demee noonu. donc seetlu bi daal di seetlu mag ñi di leen laaj ndax amul lu leen jaaxal seen yaram wala bokk nit ki bu seetloo ni kii xel bi jaxasoo na te daawul jaxasoo loolu syndrome gériatrique la wala di jóg mënul dox di daanu te alors que fan yi ko jiitu mi ngi doon dox normalement bu boobaa xam na ni am na lu ko dal te la ko dal nag il faut que ñu gëstu ko ba seet ko te bokk na ci jamonoy épidémie ñuy ñaaw njort toujours di xalaat ni bu fekkente ni am na lu ko dal kat mën naa nekk tamit Covid bi. waaw Serigne Gueye wootee Mbacke moom dañ koy jaajëfal ci contribution am mu doon naan nañuy sol masque yi rek respecter distance te it moytu rassemblement ki mujjee wootee di yëmbal bu weesoo Tidiane Diouk mi la doon jaajëfal ci sa baaxaay ak yooyu ki mujjee woote moom lu muy laaj ndax sénégalais xam na valeuru docteur gannaaw loolu nee na tamit mag bu am 70 ans ñu tere ko yàpp kooku yan xeetu lekk la mën a lekk docteur. alors ndax sénégalais xam na valeur docteur loolu bu ma si tontu dafay mel ni damay bàkk docteur yi te alors que c'est rek docteur te bon parce que wàllum paj benn paj moo amoon xam nga xam nga nit ñi Afrique lañ juddoo Afrique mooy berceau de l'humanité te loolu defe naa borom xam-xam yëpp d'accord nañ ci xam-xam donc ci Afrique la juddoo fii leen ko tàmbalee parce que nit ñi fii leen commencé toog am ay waxtu yu bari di mën a xalaat ba mën a xam science développer médecine ak leneen donc daanaka sax bu ñuy wax serment d'Hippocrate
wax bu yàqu la parce que Hippocrate sax ñëw na jàngi si fii ci Afrique ci wàllu xam-xamu médecine ci Égypte damay fàttali ni Égypte ñu ñuul la du Égypte bi ñu xam léegi nii ba nga xam ni yàggul donc ñu tabaxoon pyramide yeeg yooyu yëpp bu ñu xoolee livre Cheikh Anta Diop yi di doon gis ni am na ay firnde yu wane ni médecine fii la juddoo médecine fii la commencé développé donc benn xeetu paj moo am donc man d'accord ma ci ñu naan pajum tubaab ak pajum wolof wala pajum séeréer wala pajum joola benn paj moo am léegi nag xam-xam mooy évoluer di soppeeku ñuy borom xam-xam yi di évoluer di xalaat neneen di defar ay yeneen garab du tere tamit am na li ñu tuddee phytothérapie maanaam ay garab ñoo xam ni ñoom duñu soppi doxalin waaye dañuy yem ci xob yeeg reen yeeg yu demee noonu loolu tamit buñ ko encadré je pense que mën na am yenn gàllankoor yi mais benn xeetu paj moo am mooy benn médecine donc ndax Sénégal xam nañ valeuru docteur wala médecin wala soignant je pense que loolu tamit mi ngi aaju ci réew bi nu mu doxe maanaam fa lan teg pajkat fa lan teg tamit jàngalekat ak yeneen métier defe naa ni bu fekkente ni teg nañ ko maanaam métier bu ne teg nañ ko fan ko war a teg rek population maanaam peuple bi ñoom tamit dañuy nangu xam ni ñii kat amal na leen njariñ waaye bu ñu gëmee ni ñii amalu leen benn njariñ bu boobaa tamit lépp lu ñu wax duñ ko gëm lépp lu ñu def tamit duñ ko gëm waaye tamit du tere bu ñu jaaxlee ba xamatuñ fu ñu dem naam dinañ delluwaat ci hôpitaux yi voilà donc loolu laa mënoon tontu ci question boobu léegi nag ci wàllu mag bu am 70 ans du âge bi sax man du âge moom du âge parce que mag du âge bi moo am solo mais mag bi lu mu mën ak lu mu nan la yaramam état de santé am toll loolu moo am solo mais âge bi amul solo buñ ko teree mu lekk yàpp peut-être que bu boobaa da ngay laaj kii la ko tere maanaam docteur bi la ko tere lu tax bu fekkente ni ñeneen ñi dinañ ko tere parce que dañ naan dafa bari graisse bon mais boobaa nit ki mën a togg yàppam te du bari graisse wala mu dem jël yàpp boo xam ni bariwul graisse ak tamit lu tax graisse boobu ñu tere ko loolu tamit ay question la c'est-à-dire malade bi am na droit poser ay question docteur bi koy tere mbir parce que da koy tere dem toog këram di fàtte na la donc boo ko laajul ci saa si bu boobaa tamit da ngay toog am ay restrictions doo xam nan ngay def donc yàpp encore une fois li muy faral di indi ci nit ki ci lu baax mooy ay protéines maanaam benn xeetu ferñeent boo xam ni day dimbali nit ki pour mu tabaxu maanaam lépp lu ñuy tabax ci biir nit ki mën na ko def waaye tamit loolu dinañ ko gis ci jën te it graisse bi ne ci jën moo gën fuuf graisse bi ne ci yàpp donc ku lekkul yàpp mën nga lekk jën dinañ ko gis tamit ci gàncax gi maanaam yi nekk ci yàpp ak jën nekk na tamit ci li ñuy tuddee les légumineuses mooy lu mel ni ñebe lu mel ni petit pois lu mel ni lentille ma nga ca mi ngi tamit ci xeetu ñam yi nga xam ni ci soow la jógee mooy les produits laitiers mooy lu mel ni soow ak meew ak ay fromage ak yu demee noonu foofu tamit am nañ fa lu ñu tuddee ay protéines donc ku ni bul lekk yàpp bon encore une fois xaw ma lu tax te yaakaar naa ni man bokk duma tere kenn yàpp mais dafa lay wax lu ci nekk après na nga xool lan nga ciy lekk ak noo koy lekk ak yu demee noonu parce que en tout cas en nutrition ci xam-xamu nutrition c'est rare ñu ni nit ki bu lekk lii ba faw tifaa xan doo lekk nangam loolu amul ci nutrition li am mooy dana naan lii moo ci am nga wàññi lii wala nga yokk lii et cetera donc jën daal baax na lool te jën yi tamit du question wu jën bu cher jën yi gën a yomb daanaka sax ñoo gën a am solo jën yi gën a yomb ñoo gën a bari en général niinaay boobu dafa indi lu ñuy tuddee ay oméga 3 bokk na ci li nga xam ni lu manqué la ci nit ki te lu baax la ci nit ki surtout mag ñi. waa kay docteur comme laaj yi jeex na dañuy ubbiwaat antenne bi Assane Thioune 33 825 18 30 waaye laata loolu dañuy bàyyi service commercial mu jàll pour page publicitaire. pasti Valda raxul dara dàkkande kese lañ ko defaree produit Valda yi mën ngeen ko am suñuy boutique Valda yi wala ngeen woote ci numéro 77 219 98 45 wala ngeen dem ci www.boutiquevalda.com Valda Afrique moo leen di may seen émission Allo Docteur.
waa kay jaajëfal Val d'Afrique ak ordre des médecins du Sénégal yi ànd ak ñun ci allo docteur ñu jéem a xoolaat yeneen auditeur ci ligne bi 33 825 18 30 asalaamaaleykum. aleykum salaam. waa kay mbokk mi noo tudd wala fooy wootee. waaw maa ngi tudd Aliou Diop di wootee Paris. Aliou Diop. d'accord ñu ngi lay teewlu Aliou Diop. bon di leen félicité seen émission bu am solo bu baax. jërëjëf. di nuyu docteur. ñu ngi lay fay bu baax. bon man moom j'irai un peu plus loin. booy seet bon Afrique. Afrique avant l'esclavage ça faisait presque on a 800 millions d'habitants. te ñu ngi doon dund normal. ce qui veut dire que le système sanitaire n'était pas aussi mal dañ doon dund boobu Occident ëpp ñu woon population te système sanitaire bi baax na fu 800 millions di dund rek xamal ni système sanitaire bi baax kon pourquoi bon yéen médecins yi waru leen am tuuti santé bi tuuti ngeen xool sunu maam yi jamono yooyu ni ñu daan dundee ak nu ñu daan fajoo ngeen xool ci affaire yooyu daal di ko moderniser parce que yàlla booy seet liy faj nit toujours mu ngi ko jëmbat sa wet sunu garab yi ñu am yéen chercheurs yi ak yooyu ngeen xool garab pour lan la mën a faj ñu moderniser ko parce que booy seet médecine chinoise am na ak yooyu yëpp ñooñu ñëpp loolu ñoom dañ ko moderniser ba di si faj seen kii ba ñu tuddee ko médecine chinoise mais médecine africaine fu mu nekk nii kenn respecté wu parce que ñun gëmuñu suñu bopp booy seet quoi est-ce que yéen médecins yi waru leen def ay recherche dina difficile nag parce que après esclavage traumatisme bi moom ça a été trop fort quoi mais ça reste des échos ci échos yooyu ngeen jéem a xool ñooñu nu ñu daan fajoo parce que booy seet actuellement nii sax français yi baobab guy ñu ngi koy buub di yóbbu kon ça dëkk am na lu ci nekk ngeen def ay recherche waa Afrique am identité am ñu mën a faju fii parce que ñun tam waruñu toog toujours di basé wu si tubaab yi pour mën a faju vaccin bi tey bu ñu góorgóorlu woon ñun war nañ ko mën a faj mbas mi ñuy nekk ni pourquoi ñun ñuy xaar tubaab yi trouver vaccin war nañu jéem a góorgóorlu ñun tam ok jërëjëf di baalu wax sëñ bi Diop Alioune ci contribution bi docteur dina ci joxe appréciation nu mu ko gisee ñu xoolaat keneen asalaamaaleykum. salaamaaleykum. maaleykum salaam. waaw kooku docteur. waaw ñu ngi lay nuyu di la fay. waaw docteur mu ngi lay déglu. docteur waaw ñu ngi lay déglu bu baax. waaw moom dafa mel ni rëcc na xanaa mu jéem a dugaat 33 825 18 30 asalaamaaleykum. waaleykum salaam soxna Marie Lo Sala Ndiaye. man la Baara si maa ngi leen di nuyu di la siyaare. waa kay ñu ngi lay teew Baara. di nuyu sa yite boobu nga dalal. ñu ngi lay fay bu baax. ñu ngi kontaan ci yéen di leen bàyyi xel bu baax a baax. jërëjëf. dama doon laaj naan daal nopp yi riir lan moo koy waral daal ak ku sa bopp di métti ngay miir loolu bëggoon naa ko ak damaa bëggoon laaj ki nga xamante ne dafa opéré cataracte léegi tension bi moom day faral di yéeg après léegi ñu ne laaj ba xam loolu maanaam yéen mesure lañ door a jël daal. ma ko doon laaj docteur Ba maa ngi leen di sant bu baax ñu rafetlu seen. d'accord jërëjëf jërëjëf docteur dina la tontu ci laaj yi nopp yuy riir bopp buy metti ak it di miir ak ku opéré cataracte tension am di faral di yéeg docteur dina la tontu ci kanam tuuti asalaamaaleykum. asalaamaaleykum. waaw dafa mel ni rëcc na 33 825 18 30 ñu dugg ci émission allo docteur jokkoo ak docteur tey ñu waxtaanee mag ñi seen wér-gu-yaram waaye surtout rawatina ak mbas mi di Covid 19 gën leen sonal loolu asalaamaaleykum. waaw dafa mel ni sottiwul docteur nga ñu ñëw ci laaju Baara ba pare balaa ñuy ñëw ci contribution ak question yi nga xam ne Alioune Diop posé na ko nee na nopp yu riir ànd ak bopp buy metti ak miir lan moo koy faral di indi. waaw. bon man ñaare duma faral di bëgg consultation à distance waaye nopp yuy réer bopp yu metti xam nga sànq nee naa mag ñenn ñi bu seen tension di yéeg li ñu tuddee hypertension artérielle
léeg-léeg noonu lay manifesté woo maanaam gis-gis mën na lëndëm waaye surtout bopp buy metti ak nopp yi riir nopp yi day riir parce que nit ki dafay mel ni day dégg deret ji ni muy circuler parce que deret ji dafa fort na muy jàlle loolu dama koy digal mu dem ci dispensaire bu ko gën a jege wala centre de santé bu ko gën a jege wala sax case de santé sax fu ñu ko mën a xoolal tension ñu xoolal ko tension déjà mooy première chose bi nga xam ni moom lañu jëkk a seet léegi bu ñu seetee loolu nag ka kay seet bu gisee ni du loolu bu boobaa am na yeneeni feebar yu baree bari yoo xam ni mën na ko nekk jarul ma ko fii lim waaye li ñuy gën di seetlu daal ñaare mooy tension boo xam ni dafay yéeg mooy hypertension artérielle ñaareelu laaj bi dafa wax ni ku am cataracte ñu opéré la tension bi yéeg xam nga ñaare dina am ñuy jaawale ñaari baat mooy li ñuy faral di tuddee tension bu bët ak hypertension artérielle li ñuy faral di tuddee tension bu bët ci ñi faj wàllu bët ñoom ñi ngi ko tuddee glaucome mooy bët bi bu doon natt tension bi nekk ci bët bi kese dafa bëri ba nga xam ni loolu beneen feebar la léeg-léeg mu dal ñoo xam ne dañ koy boole cataracte wala léeg-léeg tamit mën na ñëw noonu après cataracte bu boobaa li ñu koy digal mooy mu dem seeti ji fajkatu bët yi mooy ophtalmologiste yi ñu xoolaat ko am na ay garab yu ñuy bind ay garab yu ñuy joxe naam garab yooyu nag maladie chronique la aussi glaucome bu dee glaucome la maladie chronique la boo xam ni tamit bu jafe ci wàllu njëg ci wàllu cherté parce que ay garab la yoo xam ni defaruñ ko fii yu cher ba nga xam ni mag ñu bari léeg-léeg dañuy am ay jafe-jafe pour jënd ko waaye tamit buñ ko deful tamit li ci mën a jur li ci mën a am comme complication mooy gis-gis bi day wàññeeku ndànk-ndànk di wàññeeku ba nga xam ni bis mën na ñëw nit ki dootul gis donc moo tax ma koy digal bu baax mu dem seeti ji ophtalmologiste yi ñu xoolaat ay bëtam xool mbir moomu lan la war a doon ndax du glaucome wala ndax du la nekk dem jëli tension tamit waaw dem xooli tension tamit waaw Alioune Diop li mu doon laajte moo di lan moo tax médecin yi du ñu def tuuti fantaisie xool ni suñu maam yi doon dundee bu yàgg nga xam ne joxe na exemple avant esclavage 800 millions d'habitants te pourtant le système sanitaire n'était pas mal lu tax du ñu jéem a xool ñun du ñu am ci suñu ay gàncax jéem ko moderniser di faj à notre façon comme mën a dem ba tuddee médecine africaine comme chinois yi nu ñu tuddee médecine chinoise moom loolu mooy préoccupation am tey. waaw loolu tamit gis-gis la gis-gis yi tamit ñu bare ak seen gis-gis. xam nga jamono yu jëkk yi tamit ni école bindewul nii maanaam ku nekk fa nga doon jàng xam-xam ba xam la nga am ba xam la nga xam am sa métier ak lu demee noonu ci métier yi amoon ci jamono boobu léegi nag àdduna dox ba nga xam ni xam-xam bi léegi dañ ko démocratiser maanaam dañ ko wasaare ba nga xam ni ku gëstu ku nekk mën nga am xam-xam boobu bu fekkente ni dëkk ba nga nekk ña ngi ko fay jàngale ci noonu moo taxoon sànq ma ni médecine fii la tàmbalee médecine moo continuer terewul même bu nee médecine chinoise mais terewul chinois yi tamit dañ def médecine bi nga xam ne moom lañ tuddee actuellement médecine universelle c'est-à-dire c'est que médecine comme ni ma wax benn médecine la même garab yi sax booy xool garab bu ne dañ ciy def lu ñu tuddee DCI maanaam dénomination commune internationale tur yi ñooy wutee mais la nekk ci biir benn la muy Chine muy France muy États-Unis muy Mali muy Guinée benn garab gi la mais terewul tamit am na ñoo xam ni ñoom dañ ni du ñu dem ci garab yu bees yooyu dañuy toog ci garab yu jëkk yi kenn terew ko mais tamit dafa laaj tamit ñu gëstuwaat ko xoolaat ko fii si sunum réew man ci li ma ci xam bi may génne faculté de médecine ak léegi mi ngi xaw a yàgg ci waaye ci jamono yooyu seetaan naa ci ay thèse yu bëree bëri ci pharmacie ay pharmaciens yu jël benn gàncax ci gàncax yi am ci réew mi wax la ca am lépp wax la muy faj ak leneen recherche yooyu ñu ngi fii waaye fan la nekk est-ce que ñu ngi koy jëfandikoo loolu politique de santé la politique de santé nag du
du docteur yu ndawaan yi nekk sama classe gi nekk ci seen coin ndaw leen nag docteur ñun ñooy dem di décider naan nañ jël garab sàngamkat gën koo saytu xool naka lañ koy mesurer naka lañ koy jaayee et cetera ci pharmacie yi loolu politique de santé la te def naa réew bu ne yaay définir sa politique yaay financer aussi sa politique mais bu fekkente ne tamit réew bi ñu nekk néew moo am de waaye bu fekkente ni suñu politique dañ ñu koy financer ki lay abal ay bët tamit moo lay wax fa ngay xool moo tax tamit li ñu tuddee maladie chronique bi nga xam ne mooy daal mag ñi yu si gën a bari daanaka li mu am liñ ko fullaale ci dëkk yu mel ni suñu dëkk yi du Sénégal rek dëkk yu bari yi nga xam ne da néew doole ci Afrique fullaaluñ ko lool. parce que du ay feebar yoo xam ne day wàlle tension du wàll kenn diabète du wàll kenn waaye ku fi amoon VIH bi ña nekk bitim réew jaral na leen lu ne pour ñu financer ko parce que bëggun mu dal leen bëggun feebar yi nga xam ne day law day wàllaate yooyu ñaare ñu si bari dinañ ci ñiy financer système de santé bi ñaare dinañ si sawar lool mais pajum maladie chronique yi maanaam pajum mag ñi dëkk bu ne yaay ut say matuwaay def la ngay def ba toppatoo say mag bon ñun nag ci domaine bi ñuy évoluer ak fan yu évoluer fu mel ni IPRES ay jéego am na ci depuis ay années yu bëree bëri ñun fa lañ ko fekk defe naa ni loolu bu gënoon a law tamit ci réew mi gën a law tamit ci yeneen réew mi yu bu boobaa mën na ni maladie chronique yi dina leen faj bu gën baax en plus bu boobaa tamit chercheurs yi nga xam ni ña ngay gëstu ca université yi nekk Sénégal am na lu bëree bëri loo xam ni gëstu nañ ko ba tëj ko ba denc ko ci ay tiroir bu boobaa mën nañ xool naka lañ koy génnee naka lañ koy utiliser mais décision yooyu ay décision politique la malheureusement ñun suñu classe gi mënuñ ci dara loo xam ni lu dul wax lu dul tamit jaajaat nit ñi que amul ñaari médecine ci sama xalaat man mii benn médecine moo am mais médecine boobu nag moo am ay branche moo soppeeku moo évoluer comme rek ni jàng école ni mu évoluer ci jamono ba nga xam ni léegi université yi ñu ngi fépp ku nekk la ngay jàngal lu ndaw la ci par rapport ak xam-xam bi am ci àdduna bi. docteur ci fan yi rek dañuy dégg diw dafa génn àdduna mag la te pourtant tëddul feebarul jàmbatul benn métit dafa am malaise rek fa la jaar gaañu genre situation yooyu d'habitude lan moo koy indi. alors situation yu mel noonu ci mag ñi déjà dañuy xool ndax amuloon feebar bu nekkoon ci suuf. boo xam ni mi ngi ko doon faj mais kenn du génn àdduna rek ñu xaw yi sa sutura ni amoon na feebar sangam ak sangam. mais feebar bu gaaw ci mag bari na fii bu dalee nag ay kilifa day siw mais bu dalee ñi nga xam ni siwunu ci dëkk bi. kenn du ci yegg dara lu dul seen ak njaboot ak ñi dëkkal bis bu jot saa su ne am na ñuy faatu ci dëkk bi ñu bare ci ay mag ñoo xam ni bu gaaw la ñuy faatu. lu mel ni AVC par exemple accident vasculaire cérébral mën na faat nit ki ci nu gaaw te pourtant bu nu bokk na ci li may tuddee ñu prévention ñu jël moyens yi def ko ci maladie chronique yi. li facteur de risque AVC maanaam li nga xam ni mën na indi AVC ñëpp xam nañ leen ci àdduna bi bu AVC amee tamit xam nañ nan la ñuy def ci ñetti waxtu yi xam nañ nan la ñuy def ci àdduna bi yëpp xam-xam bi am na fii Sénégal. boroom xam-xam yooyu am nañ ko fii Sénégal waaye lan war a def ak naka lañ ko war a defee loolu moo fii amul maanaam ki nga xam ni dafa am AVC am. bu nu siwaloon ci rajo yeeg télévision yeeg fépp comme ni ñu ko siwal nii ci mbas mi ci Covid bi ni AVC kat nii lay mandarga nii la mandarga yi nii la ku mu dal si ñetti waxtu yi wooteel numéro sàngam ñu jël si la sa kër yóbbu la bërëb sàngam def lan war a def bu boobaa dinañ gis ni ñam doon lor dina wàññeeku maanaam ñamuy lor ci faatu ñamuy lor tamit ci wàññeeku ay cër maanaam cër yoo xam ni bañ ba faw parce que paralysie lu metti la. lu metti ci nit ki lu metti tamit ci njaboot gi. am na paralysie yu bari yoo xam ni mënoon nañu ko éviter bu fekkante ni si njalbeen gi nit ki am na fu ñu ko yóbbu def lan war a def parce que xam nañ ko en fait dëkk bi néew man xam naa ko mais médecine am na ay moyens pour paj ñooñu AVC dal bu gaaw
am na beneen boo xam ne tamit mën na indi faat bu gaaw mooy daanaka ay jamono ñu ko doon tuddee crise cardiaque wala boog infarctus du myocarde loolu tamit comme moo ko AVC xaw na noonu nuru ay mbir parce que sidit bi mooy fat bu dee ci xol bi AVC ci bopp bi mooy fat wala mooy toj bu dee ci xol bi mooy fat mais même facteur de risque yi la tamit bu fekkente ne tamit siwal nañ tamit ci dëkk bi yëpp ni ku am signe nangam wooteel bërëb sàngam bu boobaa tamit ñooñu mën na leen jël si nu gaaw te duñu faatu. léegi nag mu am beneen mbir tamit boo xam ne ñu ngi koy wax fan yëpp tamit ci dëkk bi ñu ne ñooñu nga xam ne dañu siw di faatu ñu si bari peut-être yàlla rek xam. mais est-ce que bu fekkonte ni frontières yi yomboon na ñu koy jéggi ndax dinañ faatu yàlla rek xam. mais seetlu na ni ñu si bari tamit daawuñ fajoo ci réew mi maanaam ñi nga xam ne ñoo fi am baat ñu si gën a bari duñ fajoo si réew mi. te pourtant bu nu fexe woon ñun ñëpp mànkoo ba nga xam ni boole nañ suñu doole ak suñu am lu mu néew mais ñu boole suñu am ak suñu xam-xam parce que xam-xam bi mi ngi fi encore une fois moyens yi laajul moyens yu bari. moyens yu bari laaju ko organisation kese la laaj mën na noo am système de santé boo xam ni du nu ñee ñeneen te gis nañ ci àdduna bi ñoo xam ni li ñu ëpp doole bariwul waaye am nañ système de santé yoo xam ni yu mucc ayib wala boog dinañ jage bu baax a baax mucc ayib donc lu fees la lu metti la tamit ci ñu mu dal di ko jaale ñëpp tamit ñi mu dal ci jamono yi ay malaise ak ay mbas meek ak yeneen feebar yoo xam ni ñi mu dal ñu amoon cër lan ci dëkk bi waaye tamit defe naa ni cër tamit ñëpp ko am ci fanu nekk. te bu nu defee ñun ñëpp booloo mënoon am système de santé boo xam ni ku fi am problème jarul sax ngay dem bitim réew war na laa mën a toppatoo fii ba nga xam ni luñ ci mën dinañ ko def te dinañ sauver ñu bari incha allah. ñu ñëw docteur ci séquelles yi nga xam ne mag ñi nga xam ne mbas mi dalee na daal ba ñu jot leen a yóbbu réanimation wala ñi nga xam ne sax jotuñu dem réanimation mais xawoon nañu sonn ba ñu mettre leen sous oxygène ba daanaka sax tëdd nañu lu ëpp benn ayu bés ñooñu est-ce que bu ñu wëree bu virus bi génnee seen yaram war nañu mën a njott ne dina leen bàyyil ay séquelles comme niñ koy gisee ci yenn ay parution ay articles yu wax ne séquelles yi daanaka dina bëri à court et moyen terme. waaw séquelles yi mën na bëri xam nga feebar bu diis feebar boo xam ni dafay ñëw ci xëtër yi presque yàq fa lu bëri. boobaa tamit nit ki même bu reyee même doomu jàngoro bu génnee ci nit ki am na lu mu fa yàq te fekkoon na nit ki maanaam mag bi déjà néewoon na doole donc day gën a néewal dooleem bu dee ci dëkk yi nga xam ni pajum mag organiser nañ ko ba nga xam ni filière yëpp mi nga fa moo tax sànq ma ni la am na yoo xam ni laajul xaalis mais organisation kese la laaj mag bi bu ko feebar bu benn feebar maladie aiguë maanaam feebar boo xam ni dëkku ciwul ci moom mais da ko laal rek war a génnaat ci moom dina néewal dooleem ba nga xam ni bala ñu koy yóbbuwaat këram dinañ ko entréwaat ci beneen hôpital boo xam ni moom la ñuy tuddee soins de suite et réadaptation maanaam service de réadaptation maanaam ñu jàngalaat ko mu mënal bopp pour ñu la mu ñàkkoon mu jëm cee récupérer waat la mu ñàkk bu doon 100 mu jëm cee récupérer 90 yi bu ko mënul sax mu récupérer 75 yi parce que koo xam ni dafa ay cëram yëpp dafa néew doole parce que tëdd na ay semaine wala ay weer ci hôpital di ci mag bu jógee sax léeg-léeg du mën a dox wala boog noy bi mën na jafe bu boobaa bu ko yóbboo ci service yooyu am na ay médecins ay docteurs yu ñu tuddee ay médecins yu spécialisés en rééducation et réadaptation fonctionnelle naam sunu réew bariwul fii lu néew d'ailleurs sax ñu bari xamuñ ko. spécialité boobu ci dëkk yu bari dañu am ay services malade bi day génn réanimation dem ci service yooyu wala balaa muy dem ci service yooyu mën na jaar ci service bu dee mag la mu jaar ci service de médecine gériatrique bu fa jógee bu ñu ko stabiliser ba ñu xam ni kii stable na waroon kaa mën a génne du dem këram. dañ koy dugal ci service de rééducation fonctionnelle ñu jàngalaat ko dox jëm ko joxaat ay mbir mu lekk ba jëm a amaat kattanam ba mën a dellu këram ak kattan mais bu fekkente ne loolu amul
bu delloo këram ak faiblesse bedd bi day dellu këram ak xiiban bu demee këram tamit ak xiiban boobu mais beneen jàngoro mooy ñëwaat rek daal di ko sonal et puis pour daan ko day yombaloon. donc structure yooyu pour éviter séquelles yi malheureusement wala pour wàññi séquelles yi muy respiratoire muy nutritionnel muy fonctionnel mooy cër yi ni ñuy doxee comme dox par exemple structure yooyu maanaam service yu mel noonu hospitalisation amu fi li fi am mooy lan mooy kinésithérapie ambulatoire te loolu defe naa ni mag bi boo ko bindalee kinésithérapie fekk mu dëkk Géejawaay war ko dem defi ji Fann da nga koy lor rek parce que la muy paas déjà matul te ñaari séance wala ñetti séance par semaine defe naa la mu koy jëriñ du bari noonu moo tax ñun tamit toujours dañuy plaider dañuy wax ni pour ñu mën a faj mag ñi bu baax paj boo xam ni dina jege ñun liñ bëgg ci ñoom il faut que ñu am ay filières yu complètes naam xalaat yi ñu ngi fii mbëbët yi ñu ngi fii bon ñi ngi ci yoon bi peut-être mais xamaguñ kañ la waaye yaakaar na ni bokk na ci objectif yi nga xam ni bëgg nañ ko atteindre mooy que ñu fexe ba mag bi buñ ko hospitalisé bu génnee mën a dem ci beneen service boo xam ni dinañ ko jéem a récupérer ba mu mën a amaat kattan goo xam ni bu delloo këram du ma ni dina mel na meloon waaye dina ko jege lool. waaw docteur li may jeexale nag mooy des fois suñu kër yi dafay am ay mag yoo xam ne boo leen waxee yoonu hôpital rek dafay mel ni da nga am loo rocc ci ñoom bugguñu daraay hôpital pour nga yóbbu leen kër docteur ñoom seen xel sa du ko xalaat ñooñu naka la ñu war a def naxanteeg ñoom ba souvent ñu leen di yóbbu ñu xool seen yaram wala bu ñu njottee ne am na lu doxul ci ñoom sawaruñu am na màndargay benn feebar buy feeñ ñu mën a naxanteeg ñoom ba dem. waaw mag ñi dañu dundoon ba nekkee xale ci ay jamonoy colonisation ak jamono yi boo xam ni hôpital la mu méngawloon lu metti rek ay souvenirs yu metti la doon am même ba léegi nii sax ñenn ñi bu ñu demee ci yenn services yi bu ñu déggee turu service yooyu sax dañuy tiit. parce que lan fa doon gis ci ay jamono tiitaloon leen ba nga xam ni tiitaay googu mën na des ba léegi. mag ñenn ñi tamit dañu àndoon ak cawarte daawuñ feebar wala bokk sax ñenn ñi dañ laan sax man mosuma feebar mosuma tëdd ñooñ tamit ba bu ñuy nekk mag du nangu ni ñoom war nañoo mën a feebar dañuy kii rek dañuy dox rek naan wooy man jàmbaar la nangam kattan gi fi ne woon mi ngi fi fekk kattan nga new fa. ñooñu nag ñaare tamit ñu jafe ña yóbbu hôpital lañu parce que ñoom pour ñoom bu ñu tëddee rek ça veut dire que comme daawuñ tëdd. daawun maanaam xiibanuñ woon bu ñu tëddee rek dafa mel ni dañ ragal comme léeg-léeg si seen génération ñi dem. bari nañ lool dañuy ragal topp ci ñooñu. fekk du loolu. fekk nit ki bu feebaree dafa war a dem ñu seet ko bu dee lu ñuy faj la ñu faj ko buñ ko dul faj tamit ñu wax la lan moo ci ne bu boobaa bu dee nit ki day wëyeek loolu feebar boobu mu xam ni loolu lay wëyal ak tamit naka lay wëyeek moom waaye. képp ku feebar normalement dañ la war faj même bu dee feebar bu mënul faj xam nga am na feebar yoo xam ni nit ki dina xam ni day dem dina xam ni la ko dese bariwul waaye bu boobaa am na accompagnement maanaam gunge boo xam ni ñun ci médecine gériatrique bokk na ci suñu liggéey li ñu tuddee soins palliatifs nga xam ni nit ki bu dee dafa am ay méttit ñu wàññi méttit yi bu fekkee ne dafa am ay gàllankoor yoo xam ni neexul ci ni mu nekkee ñu fexe ba neexal li ko dese ci àdduna bi ba nga xam ni dina am une fin bu fekkente noonu lañ koy faral di waxe maanaam daal ni muy demee muy nekk demen goo xam ni avec dignité gu rafet mais tamit malheureusement tamit loolu genre service yooyu taxawaguluñ ko fi mu nekk nii en tout cas dans le public au Sénégal. mais bëggoon naa xam aussi sa comme junj nga ko ne day am feebar yoo xam ne mag bi dina xam ne feebar bi da koy yóbbu. li ko dese bëriwul yéen est-ce que da ngeen di communiquer loolu ak mag bi wala accompagnant bi ngeen koy wax naka lay demee est-ce que comme ni ko tubaab bi di defee ngeen koy defee fii ci Sénégal. waaw loolu xam nga loolu responsabilité individuelle la. du médecin. mais man bokk li may def mooy toujours da ngay xool ban njëriñ ngay indi ci information bi ci nit ki. ci suñ contexte fii parce que da nekk ci contexte boo xam ne c'est particulier mooy que léeg-léeg ñenn ñi am na information yoo xam ni
mën na leen gën a tiital ba nga xam ne sax mën na leen gën a lor que feebar bi na mu leen doon loree mais loolu lépp tamit mën na leen ko xamal ci ak pédagogie ak ci wax boo xam ni wax ju teey wax ju mën a neex a dégg ba nga xam ni dinañ ko junj ba wax leen ko am na nag ñoo xam ni buñ xamee ni kii am na capacité boo xam ni dina ko mën dékku bu boobaa dina wax nit ki ban feebar la am parce que du yoon tamit en tout cas yoon mayuñu ñu wax jàngoroy jàmbur keneen te moom ci boppam xamul ni moom xam na jàngoroom loolu dafa mel ni dañ violer secret médical am même bu dee sax kooku doomam la wala bu dee góor jabaram la bu dee jigéen borom këram la donc normalement information bi ki feebar lañ ko war a jox dans la mesure du possible c'est-à-dire tant que ñu ngi koy mën a jox nit ki ñu jox ko information bi léegi nag mais tamit information kenn du ko jox brutalement kenn du ko joxe tamit doo xam na nga koy joxe bu boobaa mën nga information mën a gën a lor nit ki sax feebar bi lépp daal ça dépend ci au cas par cas ci ngay xool naka la ñuy joxee yenn xeetu information mais loolu bokk na ci liggéeyu médecine daanaka loolu tamit moo am ci yeneen feebar yëpp moo am mais lépp ça dépend ci nan koy waxee rek. jërëjëf waxtu wi jeex na docteur Seydina Limamoul Mahdi Diagne may fàttali auditeurs yi ne moom docteur gériatre nutritionniste la nekk médecin chef bu centre médico-social de gériatrie et de gérontologie bu IPRES bu Bel Air docteur dama lay jaajëfal ci sa teewaay ak kàddu yu rafet te am solo yi nga xam ne fësal nga ko auditeurs yi ñoom it ma leen di jaajëfal ci seen teewaay saa su nekk ak Assane Thioune mu féete woon ci machine bi jaajëf docteur. jërëjëf maa ngi remercier ñëpp ñi ñu doon déglu di remercier tamit bu baax a baax waa Sud FM ak kilifa gi ñu boolee mooy Baye Omar Gueye. ñu ngi rafetlu tamit liggéeyam bu baax a baax ci wàllu wér-gu-yaram ak yu demee noonu. jërëjëf jërëjëf. ok.